li nga xam ne ni mooy programme mu télévision Touba TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm. beral nuyoo bi gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nuyoo bi nag dañ ci tàmbali jëmale ko ci ki nga xam ne ni moom mooy xalif général kullu murit di Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér ba mu eggale liggéey bi nga xam ne ni moom la sumb. noonu tamit la ñuy nuyoo ki nga xam ne ni moom mooy xalif général kullu Baye Fall di Serigne Cheikh Jëmbu Fall ñu ngi koy ñaanal moom it mu yàgg fi lool ànd ak wér moom ak taalibe yi. noonu tamit la ñuy nuyoo ñi nga xam ne ni ñoom ñoo teew ci plateau bi rawatina nag ci émission bi nga xam ne ni mu ngi tudd jotaay jàng ak tàggat émission boo xam ne moo ëmb li nga xam ne moo jëm lépp lu jëm ci formation éducation ak formation. loolu nag ñu am ci ay kàngam yoo xam ne nii seen xel màcc na jëm ci wàll woowu émission bi nag dina am reportage dina am tamit li nga xam ne nii éducation ak formation lépp li mu ëmb dinañu ci teewlu ñi nga xam ne nii ñoom la seen xel màcc jëmale ci wàll wi wante tamit dina am ay reportage dinañ leen demal ci école yi ci atelier yi ak tamit ci enseignement technique ak formation professionnelle ak lépp li nga xam ne nii mooy artisanat daañu ci dugg xool ana lan la ñu war a def ngir rek defar tàggat citoyen bi nga xam ne ni moom la réew mi soxla. tey nag ci suñu jotaay jàng ak tàggat am nañ fi ay gan yoo xam ne nii ñu ngi koy tàmbalee ci Adjuma Sagna moom jàngalekat la de formation wante tamit syndicaliste la wante tamit mu nekk fële nga xam ne ni mooy Haut Conseil dialogue social mu yore fa commission bi nga xam ne ni moom la ñu duppee commission dialogue social. ci wetam tamit ñu ngi fa am ki nga xam ne ni mooy Djibi Dioum économiste de formation wante xelam màcc ci wàllu jàng ak jàngale mu nekk secrétaire général de l'agence nationale de la maison de l'outil ci noonu nag la ñuy nuyoo suñu gan Djibi Dioum ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousmane di la sant di la gërëm ci jotaay bi nga xam ne da nga ma cee woo may nuyu sénégalais yëpp di nuyu suñu mbokki taalibe yëpp di nuyu téléspectateur u Touba TV yëpp. jërëjëf Dioum kon noonu tamit li ñuy nuyoo Adjuma Sagna ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf Ousmane ci invitation bi nga xamante ni que moom nga ñu amal ñoo ngi ci nuyu ñëpp ñi nga xamante ni que ñoo ngi ñuy déglu di ci ziar boolu mu jullit di ci ziar askanu murid yëpp di ci ziar tamit Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. jërëjëf kon nag noonu la ñu koy defee rek jotaayu jàng ak tàggat tey nag liñ ci jublu wala tomb biñ ci yëkkati mooy ana nan la ñuy def ba am citoyen boo xam ne nii moom moo gën ci réew mi citoyen boo xam ne nii tàggat nañ ko wante nag jàngal nañ ko suñ ne njàng nag jàng àdduna bokk na ci jàng école bokk na ci jàng alxuraan bokk na ci naam sax tey waroon nañu am yeneen gan yoo xam ne nii ci numéro bu njëkk bi ci daara alxuraan yi la ñu nekk ak tamit ci enseignement supérieur bi wante loolu yëpp dañ koy jéggulu téléspectateurs yi nga xam ne nii ñoo jàkkaarloo ak ñun te ñii nga xam ne nii ñëw nañ fi tey dinañ mat sëkk kon nag tey suñ ne jotaay jàng ak tàggat loolu lan ban inspiration la lay jox Adjuma Sagna. waaw nit ki pour mu mën a am njëriñ ci réewam am njëriñ ci boppam ak ci njabootam base bi moom mooy mu jàng te jàng dafa nekk li nga xamante ni que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ ko njëkk wax muy iqra kon képp ki nga xamante ni que war nga mën a tey ci jariñ sa bopp jariñ sa réew jariñ sa askan yaakaar naa ni que war nga jublu cim jàng te it ci loolu suñ ko waxee waajur yi ñoo ci jiitu parce que su fekkee ni que yàlla daf la dénk njaboot li nga xamante ni que yow li nga ci war a njëkk a taxawee mooy fexe leen ñoom ni nga xamante ni que noonu la ñuy jàngee parce que jàng mooy tax nga bokk ci société jàng mooy tax nga xam ni ngay taxawee ci société jàng mooy tax alors nga mooy moom moo wutale nit ak mala te li nga xamante ni que nag moo wutale nit ak mala yaakaar naa ni que nit daf ci war a farlu muy jàng te lépp li nga xamante ni que nit ki war na ko jàng muy ni muy nekkee ci biir nit ñi d'abord muy citoyenneté naka la mën a jëflanteeg ay dëkkandoom ak ñëkk a wër ak naataangoom yi ci biir réew mi yaakaar naa ni ko loolu lu am solo la. dinañu convoquer sax li nga xam ne nii moom mooy les différents acteurs yi nga xam ne ñoo war a ŋànk njàng mi Djibi Dioum kan moo war a jàng.
doomu aadama yëpp war a jàng comme ni ko ajjuma waxee léegi dafa wutaleem bàyyi may ak nit la ñu waxoon jàngal ngir wut xam-xam jàngal ndax muy sa tedd nga jàngal ndax nga mu jural la yokk sam koom yokk sa xam-xam yokk sa diine yokk sa nekkin ci àddina waaye buñ nee jàngal war nañu wax lan lay jàng war a wax tamit nan la koy jàngi war a wax kan moo koy jàngal te defe naa ni jafe-jafe àddina yépp mi ngi nekk foofa lan la nit ki war a jàng ndax léegi tey lu ne la ñu teg ni man mu ñu koy teg ci wàllu lu ñuy jàng te loolu dañ ko war a teg ci yoon kan moo ko war a jàngal kooku tamit lu ñu war a waxtaane la kan moo ajoo jàngale nan la jàngalekat bi war a mel ak lan moo ci responsabilité ki nga xam ne moom la ñuy jiital teg ko suñu kaw muy état pour que mu mën a aar jàngale mi loolu dafa doon ay waxtaan yoo xam ni man li ma ciy xalaat dama naan émission bu mel ni dafa waroon doon émission boo xam ni du taxaw mukk ba keroog lii ñu ciy wut maanaam fexe ba loolu ñu cadré ko fexe xam jàng bi nu mu war a tëddee kan ñiy jàngale ni ñu war a tëddee ñi ci am responsabilité ni mu war a tëddee dafa waroon doon émission bu warul a dakk jërëjëf xaw ma ban émission moo ko war a gën a mën a yàgg waaye émission bu mel ni warul a dakk kon nag wax nga ko émission bi dafa war a yàgg dafa war a taxaw loolu yëpp nag dañ ciy sant rek ñi nga xam ne nii ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun tey jàkkaarloog li nga xam ne nii mooy émission jotaayu jàng ak tàggat kon nag wax na ko léegi bu njëkk dañ doon gis ajjuma ne balaa nit a dugg sax daaray nasaraan dañ ko doon yóbbu li nga xam ne nii moom mooy ca daaray alxuraan mu ubbi dënnam loolu ndax xalaat nga ne am na tey ba tey di nit ñi ñu ngi koy def ni mu waree. daanaka daara mosu fi jóg te daara boo dem di nga fa fekk ay tuut tànk yi nga xamante ni que seen at mu tugul pour ñu dugg école waaye nag na nga xamante ni que noonu la lawee woon démb. nga xamante ni que ci kër gu nekk ca koñ bu nekk saa yoo fa demee nga fekk fa sëriñu daara loolu ñoo ngi ciy xaw a tumuranke te jamono ji du ñu toll jamono ji nga xamante ni que tey jii yenn comportement yi nga xamante ni que duñ ko jéggaani ci bitim réew tax na ba nga xamante ni que ubbeeku bi ñu waroon a am ci suñu biir ak taxawaay bi ñu waroon a am ci suñu diine ak suñu askan yaakaar naa ni que loolu daf ñoo xaw a rëcc ba nga xamante ni que tey jii beru bi ak moytandiku bi moo tax kenn bëggatul sax sa doom jaxasoog sa dëkkandoo waxatuma la ak nag nga di ko yóbbu ci daara ak condition ya nga xamante ni que moom moo fa nekk ba tax ni que daara mi ngi am ba léegi ja nga xamante ni que tey jii soo demee ci wàll ci diwaanu Ndar nga dem ci diwaanu Louga daara yaa nga fa sax ba léegi même fii ci Dakaaru mais nag li nga xamante ni que xale bi su demee ba tàmbale woon mën a wax rek ñaari at ñetti at ñu tàmbale ko di ko jàpp di ko yóbbu daara loolu xaw na fee tumuranke te li nga xamante ne ko tumuranke na ko léegi suñuy xool xale bi su amee ñaari at ñetti at rek jardin d'enfant la ñuy xalaat naam sax dugal nañu case des tout-petits lu baax la mais it yaakaar naa ni ko aussi xam sa diine aussi dafa nekk li nga xamante ni ko lu am solo la. jërëjëf ajjuma kon nag Djiby Dioum ba léegi rek ñu ngi leen di sant di gërëm ci li nga xam ne nii moom mooy teewaay bi ngeen fi teew wante nag socialisation bi li nga xam ne nii moom mooy xale bi ni ñu ko doon tàggatee depuis ca daara ja wala boog ca case des tout petits tey gis nañ ne loolu dafa mel ne dafa sooxe ana lan la ñu war a def wala boog ci sa xalaat lan moo tax loolu xaw a sooxe ci jamono ji ñu toll. waaw dafa am loo xam ne bu ñu ko fàtte mukk sunu dëkk bi dañ ko coloniser woon ña ko coloniser woon bu ñu ñëw dañoo ëndaale seeni aada ëndaale seen kalaama ëndaale seen nekkin li ñu naan seen civilisation dañ ko ëndaale li nga xam ne ñun moom lañ doon commencé def ci daara yi ñoom dañ ko li ñu naan dañ ko infiltrer dañ ko dugg li ñu waxoon ni dinañ fexe ba lii ngeen di def ngeen sàggan ci lool ba du ngeen ko mëne ndax ñun li ñu bëgg a jàllale ci seen biir dinañ ko jàllale mu mel ni na daara meloon ajuma wax na ko léegi ca cosaan xam ni lépp a setoon wicc ndax nit ba muy ñëw àddina wolof day wax ni ab liir la yàlla day bi mu ñuy yebal ab leer la ñu yebal ki ñëw leer la bi mu ñëw amul bàkkaar deful benn problème waaye li tax bu demee bañ ko war a delloo sunu borom ñu ni wàcc na liggéey
ñi koy yóbbu di jooy kon am na lëndëm li nga wax léegi socialisation bu mu ci def maanaam am na lu ci nit ñi doxee ci ay jikko yoo xam ni gërëmuñ ko yoo xam ne moo ci dugg si te léegi dafa tàmbalee ca daara ja léegi dootul daara rek authentique ba ñu xamoon ca cosaan léegi dafa am dañ koy tuddee sax léeg-léeg franco arabe mu am yeneen yu ciy dugg yoo xam ni war nañ ko ci dindi bu ñu mënee dellu ca cosaan la ndax xale bi ci teel ñu mën koo ñoŋal mu am lu mu xam lu wér am fulla ak fayda boo xam ni leneen lu koy dugg dina xam lu mu lan la ciy jël gisoo tey xale boo gis tey lu ñu ko dugal ci internet mu jël lu ñu ko dugal ci loo xam ni moom la gis ci télévision mu jël lu mu gis man cee toppandoo dafay fekk ni waajal luñ ko waaj gi nga daan waaj bu njëkk da nga gis xale ñu jàngal ko day am fulla am fayda xam li mu jàng man am naa xale boo xam ne bi ma ko fekkee mu jógee Xelkom dafa ñëw gis loo xam ni gërëmuñ ko ca kër ga mu ni lii de tere na ko ci xale bu ndaw sama xol sedd ca lool mais loolu du xale yi jàng franco arabe tey duñ ko wax ndax ñu ngi jàng franco arabe waaye ku ci def feet woo ñii xam ne ñooñu tàggat di fecc ak di dugg ci yu ñàkk fayda yooyu ba xale bi di glisser ca loola sans compter la nga xam ne mooy xew ca kër ga lii télévision bi di ko wane ba tey jii boo duggee ci kër boo gisagul sax borom kër gi wala waa kër gi boo xoolee xale yi léegi nga xam seen jikko parce que da ngay gis ñu fecc da ngay gis ñu saaga wala ñu am comportement boo xam ni gërëmuñ ko kon da nga naan daara ji war nañ koo delloo ca cosaanam na mu meloon bu njëkk xam ni day am borom daara ji nga xamee ni ku mucc ayib la moom ci wàllu nu muy doxalee ci wàllu nu muy nekk ak ñoom di leen teg ci yoon te du ci am benn faiblesse du ci am benn xarma yàlla loolu bu ñu ca delloo dina am lu mu dimbale daaram waaye xaw ma ba fan nga bëgg ma yem ci sama tontu waaye man damaa gis responsabilité bu mag ba muy état waaw xam naa ni loolu war nañ cee ñëw waaw dinañ ci ñëw ci daara ji biñ ci jógee gis nañ ne kon ni mu ko waxee léegi dafa mel ne ni colonisateur bi mu ñëwee dafa indaale école am indaale am njànginam wante ajjuma ndax xalaat nga ne tamit njàngin bi nga xam ne nii indi nañ ko tey ba nit ñi nag ay la yewén ci la ñu yor réew mi tamit am na loo xam ne nii am na lu ci xaw a soppi ndoxalinu yu njëkk ya wante tamit lu baax loo xam ne nii nit ñi tey ñu ngi koy dundee ñu ngi koy doxalee réew mi. soo gisee doomu aadama dafa war a am gëm-gëm. maanaam une foi maanaam diine te moo war a jiitu ci boppam. gannaaw diine bi tamit dafa war a am gëm-gëm ca réewam ak ca askanam. war a mën a xool naka lay fexee ba réew mi jëm kanam ba askan bi jëm kanam mu indi ñu diggante ngëm-gëm suñu diggante ak yàlla ngir ëllëg ak tamit ni ñu alxuraan wane ni ñu war a nekkee ci suñu biir gannaaw loolu it mu am beneen jàng bu ñu war a def pour naka la ñuy yóbboo suñu réew kanam kon nag bii mënul dem bàyyi bee parce que daal dinañ jàng lu jëm ci wàllu àdduna tamit dinañu jàng loo xam ne ëllëg dinañu jëriñ. voilà di nga jàng sa diine mais aussi di nga fexe yow ne man doomu réew mi laa naka laa mën a contribuer maanaam naka laa mën a dugale sama loxo ci réew mi ba réew mi jëm kanam parce que ci askan bi ma bokk bëgg naa fexe ba askan boobu jëm kanam. yaa xam nag ci fànn bi nga koy jàngee maanaam ci mbay maanaam ci artisanat ci ouvrier maanaam ci métier yu xarañ yi maanaam comme ñii nga xamante ni ñoo nekk fii tey ji ci salle bi nga xamante ne que li ñuy wax tey ji ñoo ngi koy jàllale ci waa askan bi ku ci nekk am na fooy dugal sa loxo waaye ku ci nekk it soo nekkee fii sax di liggéey am nga sa diine am nga sa gëm-gëm donc da ngay jël la nga jàng ci mbiru alxuraan wala ci mbiru beneen diine boole ko ak xam-xamu àddina ngir loolu moom mooy indi sa dëgërlaay moom moo lay féexal daal nag. jërëjëf ajjuma kon ba tey rek ma fàttali ne yéen a ngi ci seen jotaay jàng ak tàggat émission boo xam ne nii seen télévision Touba TV moo leen koy defal télévision bi lëkkale askan wi tey suñuy gan di Djibril Dioum nekk secrétaire général bu agence nationale de la maison de l'outil mu dendandoo ak Adjuma Sagna mu nekk fële ci président commission dialogue et social fële ci haut conseil de dialogue et social kon nag ba tey rek tey wax nañu daara ji wax nañu kiy jàng
wante nag léegi dañuy war a wax également li nga xam ne nii moom mooy structure yi mooy classe yi mooy daara ji environnement boobu nan la war a dem mel pour que citoyen bi ciy jàng su génnee mu doon imam bu mët wala boog mu doon ministre wala mu doon en tout cas journaliste wala mu doon lu mu doon jibi jum waaw environnement boobu boo gisee léegi mu tudd état dañuy jël citoyen bi bu ñu leen dajalee ñoom moom la borom xam-xam yi wax ñi ñooy tudd cité ni citoyen yi ñoo dajale doon cité ni boo bëggee wax dëkk bi nag muy ville bi nga mooy kër yi l'ensemble des maisons forment la ville ñu am yoo xam ne dañ koo bëgg a def ci dëkk bi mooy kenn ku ne yaa ngi bale sa biir kër yaa ngi toppatoo la ci sa biir kër waaye bu ñu waree bale mbedd mi bu ñu waree toppatoo njàngu xale yi bu ñu waree toppatoo hôpitaux yi maanaam seen wér-gu-yaram bu ñu waree toppatoo seen sécurité kenn ku ne mën na def la ci biir këram waaye li mbooloo mi bokk fokk ñu am kuréel gu ñu tànn ñoom ñu yore ko fokk ci biir cité bi ñu tànn ay citoyens di leen yéen a yor njàng mi ñii nga leen yéen a yor wér-gu-yaram ñii yéen a yor sécurité yi yéen a yor leneen ñooñu la ñuy dajale mu mel ni ñooy état bu ndaw ci biir koñ bi ñu war leen a wooteel sax budget jox leen parce que dañuy bàyyi ñoom it seen i kër du ñu liggéey leneen lu dul loolu duñu ko yoreel ñooñu tamit dafa am responsabilité bu mag boo xam ne moom la ñu am ci loolu ñu leen sant ñun ñu tànn ci tey ji éducation bi ñu am noo xam ne moom lañ ko waaree éducation ñu war a am place ba ñu koy defee war a ñoŋ ña nga xam ne ñoom la ñuy tànn segg leen ngir ñu war a mën a éduquer kat ma war a jàngale parce que loolu am solo la parce que tey ku mu neex rek nga jàngale comme tey ku mu neex nañu gis ne ñi nga xam ne nii dañ leen doon def tàggat pour ñu doon ay jàngalekat dañ doon jàngal li nga xam ne mooy moral professionnel ñun suñu jamono ñi ëpp ci ñu doon jàngale ji nañ ma baal bu ñu ma déggee bu fekkee wax ji mën na leen naqari dañ naan wax ni ku daan jàngale mooy presque ñi nga xam ni ba ñu amee BFM mënuñoo dem seconde mu mel ni dafa doonoon koor goo xam ne dañ leen a waroon xeeb te ñoo fi gën kii forger conscience ki lay jàngal xam-xam ki lay yokk xam ni comme ni ko ajjuma waxee léegi sunu borom bi Jibril ñëwee di wax ak Rasulullah daf ko ni iqra bismi rabbika allazi xalaqa xalaqal insaana min alaqin loolu am solo la ba pare ni man maa xamale lu nit ñi xamuloon alamal insaana maa lam yaxlam xam-xam boobu mooy tete àddina kon cadre bañ koy defee dafa war a ñoŋ kay jàngale dañoo war a xam kan la ak nan la koy defee la muy jàngale toujours dafa am solo la muy jàngale contenu la muy jàngale dafa war a am solo donc mu mel ni loolu lépp am na nu ñu ko war a mën a taxawee ba jeexital ba jëm ci li ajjuma wax léegi mooy boo waree jariñ sa réew am nga sa diine mais bokk na ci fonk sa diine mooy fonk sa réew ponk la ci fonk sa diine képp ku fonk diinam ku ne fonk na réewam donc dafa doon loo xam ni bu fekkee xamee nañ ko noonu rek kon njàngu mii muy daara di njàngum sax nasaraan bi parce que dañ ci jël rek li ñu soxla dafa doon loo xam ne war nañ cee taxawaay bu wér te mu ñoŋ mais war nañoo segg yooyu ma wax segg place ba nan la war a mën a demee muy doon lu am solo segg kan mooy jàngale segg lan lay jàngale ak jeexitatul jàngale bi lan lay jariñ koomu dëkk bi lan lay delloo si sax xale bi ak i waajuram ak askan wi loolu lu am solo la ci li nga xam ne lu am solo la kon ajjuma dégg nga li mu wax parce que nag environnement bi lu ci am solo la wante soo jëlee jàngalekat bi jël classe ya jël daara ja defar ko ba mu baax te tamit ki nga xam ne nii moom mooy way juru kiy jàng ndax amu ci moom tamit part de responsabilité boo xam ne ni tey war na ci gën a mën a taxaw ndax tey suñuy njàngaakoon ñu doon ay ñi gën responsabilité parent bi moom moo jiitu ci lépp parce que xale bi su fekkee ni que doon na as tout tànk parent bi moom moo ko war a tette moom moo ko war a sàmm moom xale bi xamagul déjà li nga xamante ni mooy njëriñam ak intérêt waajuram bi nga xamante ni que nag moom la ko yàlla dénk yaakaar naa ni que war na mën a taxaw ba teg ko ci yoon ba ëllëg mu mën a jariñ boppam jariñ réewam te parent bi nga xamante ni que dénk nañ la sa doom yàlla alors séddee na la njaboot parce que ñoo xam ne que aussi am na ñi nga xamante ni yàlla séddee wala njaboot mais ñi nga xamante ne que ñi yàlla séddee njaboot yàlla defal na leen li nga xamante ni que lu rëy la maanaam dafa jël ci askanam dénk la ko kon kooku war nañ koo mën a taxaw ci bi mu nekkee tout tànk ba muy majeur yaakaar naa ni que war nañ ko taxaw ban fa anamu taxaw ndax dañ koy gëdd ndax dañ koy gàddu su bés bu nekk jëmale ko ca daara ja wala ca école ba en tout cas ban anam
xam nga li nga xamante ni que moom la ñuy wax ni que toujours parent bi maanaam référence la ci doomam maanaam doom ji soo koy xool waajuram rek lay xool xam nga tey jii ni ñuy yaree xale bi ci kër ga bokkul ak ni ñuy yaree xale ba ca école ba parce que ci kër gi mën nga yar xale bi mu am yar maanaam te doo ko dugal ci classe mu am ay module am ay leçon yi nga xamante ni que tey nga laan li lay jàngal sama doom ëllëg alors nga di jëlal note wala loolu donc c'est la pédagogie par l'exemple maanaam ni waajur bi taxawee rek daal da nga war a wane jikko joo xam ne nii mooy jikko bi gën ndax xale bi mun cee roy xale bi te soo koy xool as tout tànk ci roy rek lay dëkkee ba muy am à peu près 15 ans voilà ci roy rek lay dëkkee même da ngay gis nous les enseignants suñu nekkee suñu classe am yenn élèves yi da ngay gis élèves yi du ñuy roy ci suñu waxin ci suñu doxalin ci suñu nekkin tey rek ci ndaje bi ma jóge nii ñoo ngi fay nettali benn anecdote ci benn ministre bi nga xamante ni fii la nekkoon ci réew mi mais ba mu ñëwee ci classe bi fekk fa benn enseignant bu sori carax soluwul li nga xamante ne que daal noonu la daal ku ñuy xaar ci moom war a solo dafa jëlee doomam ci école boobu génne ko fa dem dugal ko ci beneen école parce que kooku dafa comprendre ni que xale bi day roy rek day roy ca kilifa yi ca kër ga day roy ci kilifa yi ci daara ji day roy ci kilifa yi ca école ba donc képp ki nga xamante ni que nag ay xale nga la wër war nga jekkal sa taxawaay xam ni ngay toogee xam ni ngay waxee parce que xale bi ci loolu lay jàngee wute na nag ak su demee école ay leçons yi nga xamante ni moom lañ koy jàngal malgré que ay leçons yooyu ñu koy jox à l'école dafa am tamit ni nga xamante ni xale dafa am seetlu te lu mu gis mag di ko def rek yaakaar na ni ko loolu mooy li gën waaw monsieur Dioum kon dafa mel na ni suñu jógee ci li nga xam ni ñoom ñoo am juróom benni at ba fukki at ak juróom nag commencé na nit ki commencé na doon mu kàllaf soo mu kàllafee kenn dootul mën a jëlati yar di ko teg sa kaw wala boog di la éduquer léegi nag ki nga xam ne nii moom moo mag tey wala am fukki at ak juróom moo xam dem na ci enseignement secondaire supérieur wala boog jàngi na métier et cetera ban comportement aussi foofu la war a am parce que kii nga xam ne nii dañ ko war a teete dañ ko war a gunge parce que xamagul li xew dem na ba am fukki at ak juróom am na nag beneen dayo bu mu am loolu tamit mu nekk tey menuisier wala mu nekk mécanicien wala mu nekk ñoom ban valeur la ñu war a am ba nga xam ne nii ñi ñu seqal liggéey bi wala ñi ñu seqal li ñuy def dinañ leen naw. dafa am loo xam ni du ñu ko fàtte bu mukk nit ki ba keroog ba mu ganee àddina ba keroog muy génn àddina du wàcc ñu di ko yar looluy tax sax ñuy dem ba ni léegi yar bi dafa tudd ak tàggat ñooñu dañuy toll ci tàggat yarkat yi wala tàggatkat yi dañuy wax ni maa ngi dugg ci seen domaine te aayuma ci dañuy wax pédagogie di wax psychopédagogie di wax ni léeg-léeg nit di nga ko wutal intérêt di ko jéem a yar ci benn yoon xëy na da ngay jàpp ni yow yaa ngi koy yar ca la intérêt am doxe fekk xëy na sax yow yaa ngi koy yar ci ne yow ni nga ko bëggee yow ban moo ci intérêt am ni nga bëgg yow wala moom li mu bëgg mu mel ni bu yeggee ci âge yooyu mi ngi commencé bëgg a ràññee nag fan la war a jaar amaana mu continuer ay lycée académique bi wala mu dem wuti métier lu mu ci mën a doon ka koy yor foofu tamit day dal ci beneen phase u yar ko parce que beneen jàngin la ndax day commencé am nawleem d'ailleurs li ñu doon wax léegi ni roy ba sax foofu lay gën a wéree parce que day gis ni kii may jàngal sama maître artisan la wala sama professeur la nii lay comporté woo mu dal fay commencé nag di jël jikko yu baax yi habitude yu jëfin yu baax yi di ko xool ci moom dal di xam ni lii lu wér la nangu na baax na mu jël wala mu ni baaxul mu di ko moytu wala mu ni baaxul sax yàlla nattu ko ca mu di continuer noonu parce que léeg-léeg ngay jàngal nit métier ba jikko woo lu bon loo xam ne noonu lay def maa ngi wax benn mécanicien ni ko bi ngay sëggee ci oto bi di def moteur sama defar moteur bi de yaa ngi yor cigarette bi xale bi ngay jàngal métier day defe ni nga yor cigarette ti moteur yoon la te mën nga lakk kii man safara si mën na wàcc ci oto bi lakk ko kon boobu comportement su war nga ko xool mu mel ni moment boobu lañ ci war a gën a taxaw ndax moment boobu mi ngi jàll ci phase boo xam ni dañu naan bu jàllee fii jël na yoonu réussite bu fi jàllool boobu moytul dina yàqule mu doon phase bu naqari bu gën a diis xam ni waajur wa du ca teggi bëtam
maître artisan ba wala professeur ba ci la war a gën a teg bëtam. ñun nag Sénégal li ñu yàq mooy moment boobu nag nga defee ne sa doom xaw naa màgg tuuti. bu danga ko war a bàyyi teggi foofu nag la waajur war a gën a taxaw. encore parce que amul benn yoon boo xam ni kii ñu yar di ko tàggat war nañ ko teggi bët war nañoo teggi li ñu koy def. waruñu ko teggi loxo waruñu ko teggi bët. ndax nag dafa mel ni wax nañ ko léegi au niveau des établissements. dañuy gis ne par exemple ñi nga xam ne ni dem nañ ba seconde wala primaire wala boog dem sax commencé dugg ci formation professionnelle njàngum métier da ngay defee ne yow yaa moom sa bopp parce que foofu aussi ay at la yu xaw a jafe yu xaw a compliqué foofu nag dafa dama bëgg également ñu insister ci li nga xam ne nii mooy établissement yi enseignants yi mais également surveillants yi su fekkente ne ci biir établissement formel la enseignement formel la mais également informel rôle bi nga xam ne nii moom la maître d'apprentissage bi wala bokk ki nga xam ne nii en tout cas mooy chef d'atelier bi ban comportement la war a yore monsieur Sagna. waaw xam nga sooy xool loolu effectivement su xale bi amee yenn âge yi maanaam sax su duggee école boo dem dafa am règlement intérieur. donc ñoo ngi lay wax ni que kat ay charte dafa am. soo demee ci école yu tëralal règlement intérieur ñoo ngi lay xamal ni que addina bi kenn du fi dundee du mu la neexee rawatina nag ci kuréel ci fii nga xamante ni que fii nga dugg charte bi nii la tëddee. lii lañ fi nangu lii lañ fi nangu lii lañ fi bañ. nga yéegaat alors à un autre niveau muy alors ci yenn centre de formation yi soo fay duggee souvent su fekkee ni que formel yi la dafa am ay lettres d'engagement. ñu jox la règlement intérieur. kon mbirum règlement intérieur ñoo ngi la koy dugal ca bopp bi. léegi am nga dès le bas âge. ñu lay wax daal yoon woo xam ne nii war nga ko mën a jaar ngir nga jub. xam nga yaru kër ga ce sont des règles non écrites. maanaam kër ga kenn bindu fa charte ak règlement. du ñuy xool daal defoo lii daal ñu jubati la mais soo génnee ci cadre kër ga règlement commencé na dugg du ñuy bind. article 1 lii lañ fi nangu lii lañ fi bañ lii lañ fi nangu lii lañ fi bañ. ñu xamal que nag ay charte mi ngi commencé dugg ci noonu ci école bi ci noonu alors comment dirais-je ci centre de formation yi ba law ba ci réew mi alors ñu indi la charte réew mi. muy constitution bi. kon daal charte daal moom tamit du yoon la woo xam ne nii war nañ ko mën a depuis le bas âge. ñu commencé ci jaar ba nga xam ne nii egg nañ ci fi constitution bi egg. pour yor réew mi effectivement soo koy xool gis nga ni ñu tàmbalee wax xale bi que règlement intérieur. mu dem ba ci bay xam nag notion de constitution ñu xamal ko ni ko réew kenn tëral ko noonu rek lu neex waay def du ñu ko tëral ci ay constitution ba pare nag ñu dugal ci lu ñuy wax benn fiction juridique bi mooy lan mooy nul n'est censé ignorer la loi pour kenn bañ a làqatu ci gannaaw xaw ma ko woon. nul n'est censé ignorer la loi maanaam kenn warul taxaw ne xaw ma woon lii du que duñ ko fi tere wala duñ ko fi nangamee kon nag ñoo ngi lay teg ci yoon. xamal la nekk nag yenn yi loolu nag daf lay dugalal li ñuy wax bon sens et la logique xam nga am na li nga xamante ni que nit ki suñu ko aayee sax yow xam nga ni que lii may def nii duñ ko aayee. lu baaxul la mais yaa ngi koy def xam nga nit ki suy def lu jaadu xam na suy defee lu dul jaadu lu jaaduwul xam na ba tax ni que nag moo tax nag ñu tënk loolu yëpp alors wala ni que nag comme ni ñu ko tëddee rek ci alxuraan ci diine nga xamante ni que lépp gi ci biir. donc ñu commencé la wax ni que nag yow nag actuellement libératoo pour def lu la neex. ci anam yu mu la neexee. ndax ay nit nga bokk réew mi. te am na foo xam ne nii foofu nga war a tàmbalee ci si li nga war a def. voilà wante da ngay sóoraale kii ci des. wante da ngay sóoraale. monsieur Dioum wax na lu am solo. ci établissement yi nga xam ni formel la ay règlement intérieur la ba ci réew mi sax mu pour ñu yor ko dafa mel ne règlement intérieur def nañ ko muy constitution bi wante ci informel bi wala boog ci yenn yi nga xam ne ni mënuñ la dàq wala boog am na daal yoo xam ne ni nit ki dafay xaw a mel ne lu am liberté ba mu ëpp loolu nag tax na ba tey da ngay yóbbu sa benn lal ñu war koo defar ca menuisier ba mu téye ko fa ba heure bu ko neexee ndax li ñu doon waxal yépp nag moral la boo xam ne nii nit ñi war nañ ko mën a jàpp ba ëllëg ki si biir su fekkee mécanicien nga nit indi na otom ne la ngoon nga jël si ko soo ko jël see ngoon nga mën a jot oto bi wante wala boog su fekkente ne da nga dem ci beneen métier mu daal di am valeur boo xam ne nii lim la wax moom la def mais gis nañ ne loolu tamit léegi dafa mel ne dafa jeex ci Sénégal ndax nag tey jotul ñu delloo si jikko yi xoolaat li nga xam ne nii moom mooy valeur yooyu. waaw loolu lépp mi ngi nekk ci tàggat gi bu ñuy tàggal nit ci métier
référentiel métier bi yemul rek ci métier bi nii lañ koy defee mais dañ naa leen lii lay àndal mi ngi mel ni tey booy def métier menuiserie ñu ne war nga koo def mu ànd ak condition wu hygiène ak sécurité. war na set kenn loxol kenn warta dagg kenn warta gaañu. war nañuy respecter tamit environnement bi ci la bokk ba pare nag ni la am na nu ñuy liggéeyee waxtu sàngam ba waxtu sàngam am na nag ci biir métier bi yoo xam ni ci organisation wu liggéey bi la war a bokk. dañoo jël liggéeyub jàmbur mu am lu mu ñu avance ñu am lu ñu fas ak moom lu ñu natt ak moom ni ko ñun kat lii nga ñuy defloo dinañ la ko defloo ci dinañ ko defar ci 21 jours boo ñëwee jël ko loolu ci formation bu nit ki nga xamee ni tàggat nañ ko tàggat ga ca war loolu la jàpp ni moom la war a njëkk a respecté. dina ko wane exemple mais moom ci boppam dina ko jëf ba ñu xam noonu la fii di doxee. damay wax toujours ni bu ma demee di réparer sama oto ci benn garage ni dama leen di observer ba xam patron bi dina leen wax ni bu leen dugg ci oto jàmbur bu leen ubbi léeg-léeg nga dem ci benn garage dem toog ne am ko ubbi taal sa rajo cassette. te loolu moo lay won ne la informel bi côté boobu metti na fa. waaye ñi yàlla may ñu leen di jàppale ci formation professionnelle bi ñu ngi leen di tàggat ba nga xam ne boo duggee ci garage am na nu ñuy recevoir sa oto am na ku ñu koy confier. am na liggéey bu ñu koy sant ak délai bu ñu ko sant loolu ci biir tàggat ga comme ni nga ko waxee léegi ni émission xanaa kon dañu indi ay réforme yu bees ci njàngalin mi ci li njàngalinu métier mi waaw loolu lu jot la loo xam ne dafa jot lool ndax li ëpp ci ñi nga xamee ni ñooy liggéey ci dëkk bi ci métier moomu métier bi informel boobu la ñu ne mu mel ni bu état bi wax liggéey boo war a sax dàkk te baax foofu la ko war a seet foofu la war a def li ëpp ci politique gu emploi am ci ñooñu xam ne ñoo fi gën a bari. mën nañ koo xayma ci près de 6 millions ci population active yoo xam ni foofu la ñu ne te seen liggéey dafa soxla organiser dafa soxla gën a tàggat dafa soxla jël en compte yu baree bare yoo xam ni soxla na ministère yi liggéey ci surtout le ministère de la formation professionnelle. liggéey ci loolu ndax ñu xam ni ñooñu am na loo xam ni bu ñu ko respecté wu rek ñu ngi yàq économie parce que li ñuy wax ci PIB dëgg li ëpp ci PIB bi foofu la jógee ci artisanat boobu la jógee te donc soxla na ñu jàppale leen ci tàggat. pour que ñu mën a liggéey ci économie loo xam ne day tax nit ñi ma leen a jox mu li ñuy tuddee sax commande publique. parce que bu fekkee da nga jox nit liggéey ba di mucc ayib ba pare mu di la ko jox ci délai di nga ñimee ñëw entreprise ñimee ñëw ñeneen ñimee ñëw sinon bu demeewul noonu ba te gars yi dañuy importer ji rek parce que dañ naan li ma la doon liggéey li may liggéeyloo koo ko fi jox du ko liggéey du la ko jox ci délai dina lekk sa xaalis. donc bokk na yoo xam ne dañ ko tuddee ay yóbbaale bu ñuy tàggat ki nga xam ni dafa am dañ koy tàggat ci métier. dañ koy jox ay yóbbaale dañ ko naan nii nga war a comporter woo nii nga war a organiser sa liggéey nii nga war a recruter personnel bi nii nga war a defee sa hygiène nii nga war a defee sa sécurité nii nga war a respecter environnement dañ koy yëpp daanaka dañ ko loolu lépp ci paquetu tàggat gi la lépp ci biir formation bi la nekk loolu mooy tax ma fàttali rek ba tey yéen a ngi ci seen émission jàng ak tàggat mu nekk émission Touba TV lañ koy defee fii ci jotaay bi bu ko defee nag ñu toog fii war fi weccante ak xalaat li nga xam ni moo jëm lépp loo jëm ci éducation ak formation ndax nag ci loolu rek la réew mën a jaar ngir suqaliku ndax doomu aadama yi ressources humaines yi lu ci am solo la Adjuma Sagna ressources humaines yi lu am solo la tey nag kon des fois nag ci wàllu formel bi nga nekk tamit au conseil dialogue social léeg-léeg ñu gis ne day xaw a am ay écueil te yéen seen taxawaay ci wàllu woowu nan lay doxee ci li nga xam ne nii moom mooy defar diggante yi nga xam ne nii mooy kiy liggéeyloo ak kii liggéey. waaw sooy xool ñun si au niveau du haut conseil du dialogue social nekk na li nga xamante ni que lépp li nga xamante ni que dina indi jàmm ci diggante nguur gi liggéeykat yi ak employeurs yi. ci loolu la ñuy dox li nga junj lu am solo la muy ressources humaines yi parce que ressources humaines dafa war a am yenn valeurs yi mais li nga xamante ni que naa dellu tuuti si gannaaw pour xamal la ni que suñu système éducatif bi dafa am lu bëri li nga xamante ni que dafa sooxee parce que tey jii. lan moo sooxe. manuel d'éducation morale et civique amatul parce que ñun duñuy xool ñun ba ñuy jàng. La première leçon du jour c'était la morale l'éducation civique. loolu lu muy jàngale. dafay jàngale naka la nit ki mën a taxawaayam ci biir réew. sa digganteeg doomu aadama yi. naka ngay mën a xamee sa réew. nan la xale di wegee mag. naka la xale di wegee mag. naka la xale di amee taxawaay ci biir nawleem. ci biir famille am. naka la ci wàllu moral naka la ngay diggaaleeg alors sa nawle solidarité maanaam dimbalante bi ci biir
benn manuel d'éducation morale et civique bi nga xamante ni que moom laa bindoon parce que man maa toog ba jëmi jamono ma xool ni que loolu amatul ci école yi ci école yi ci laa bind le manuel d'éducation morale et civique maa ngi rappelé wu ci jamono jooju le président Abdou Diouf daf ci kontaan ba ne ma moom moo koy préfacé président Abdou Diouf moo ko préfacé ma defar ko en 6000 exemplaires may ko au système éducatif. kon ñu ngi koy jëfandikoo fi ñu toll ci biir école yi. oui ñoo ngi koy jëfandikoo mais léegi avec le nouveau curriculum du ñu dugal ay vivre ensemble vivre dans son milieu vivre avec mais am na lu bëri li nga xamante ni que tey ci loolu mënuñu ko reprendre. kon daal def ngeen ne war nañu delloo si waat éducation morale ak civique ndax nag léegi loolu tamit ay dafa am lu mu doon def ci nit ci appel te gis naa ne ci moo xam ci mbedd bi moo ci biir kër bi suñu ne état moom dara daal ñëpp dañuy dafa mel ne ni nu leen neex rek lañ koy jëfandikoo alors que lii ñëpp bokk moom la ñëpp war a gën a defar. te loolu tamit duñu ci doxaat ci jamonoy Macky ba nga xamante ni que jot nañu rencontrer un de ses conseillers bëgguma tuddal fii ba jébbal ko lépp pour que au moins ci CI ban moyen ba moyen secondaire primaire moyen secondaire ñu élaborer ci ay modules d'éducation morale et civique et yëpp la maquette 0 était disponible loolu mooy wan ni que quelque part il y a des citoyens yi nga xamante ni taxaw nañu pour contribuer bénévolement pour seen réew jëm kanam mais am na quelque part aussi ay nit yi nga xamante ni que lu jógewul ci ñoom rek warut a génn. jërëjëf Sagna kon loolu lu am solo la ndax nag su fekkente ne téere bu mel noonu muul nañ ko dañuy gis ne li nga xam ne nii tey mooy ñi war a lëkkaloo tey pour que ñu tàggat ñi nga xam ne nii mooy doomu aadama bi gën ci réew mi buy soqali réew mi kon wax nañ ci wàllu daara ji ni mu ci war a taxawee. même su fekkente ne léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa jàng daara ba pare wax dañu du ñëpp nag sax wante da nga ciy gis ay xale yoo xam ne dañ leen di jàngal ba pare suñu génnee jikko ji ñuy yor du jikko ji ñuy naw kon loolu yëpp daal kon xalaat nga def tey soo tënkee ndax waxtu bi mu ngi ñuy waaj a xoj war nañ ci mën a taxawaat nguur gi taxaw ci jàngalekat yi taxaw ak li nga xam ne nii mooy parents d'élèves yi loolu yëpp nan la mën a booloo ndax ay cadre de rencontre la wala cadre de concertation la ñuy wut ngir nag loolu yëpp ñu mun koo kii wala kenn ku nekk rek day ber saawam rek wéy. waaw loolu dama ko bëgg a dugal ci loo xam ne dama ko naw muy vision plan Sénégal émergent bi ñuy wax naw naa ko ndax vision bu rafet la ma jàpp ni ñun ñëpp dañ ko war a gën a suuxat gën cee li nga xam ni mooy suñuy xalaat ñu yokk ko ci. ndax mu jariñoo ndax dafa jël tey ba 2035 donc dafay mel ni jël na ba jëlaale sunuy doom te loolu am na solo. kon war nañu tàggat waaw mu ko war kon tàggat gi loolu lépp lay jël. mu mel ni bi ñu jëlee seen ñetti axe dañoo def transformation structurelle de l'économie capital humain état de droit ma ni bu ñu ko waree enrichir bu fekkee waxtaan dëgg dañ ko bëgg a waxtaan te wax dëgg pour ñëpp mën a jariñu. man damaa jàppoon ni. capital humain bi moo waroon doon axe premier. doomu aadama la ñu joxe dëkk bi bala ñu ko mën a transformer fokk ñu xam ki koy transformer kan la nu mu war a mel. nu mu war a taxawee. nan la ñu war a lëkkaloo nan la ñu war a àndee ban qualifié ban profil. ci wàllu rek mën métier am ci xar la mën koo liggéey waaye ma ci wàllu jikko. donc ressources humaines qualifiées man bu ñu koy wax damay defee ne yooyu yëpp la yóbbaale ñoom ñoo war a jiitu muy axe premier. axe 2 damay wax ni dañ ko war a def ak état de droit nit ki. bu melee na mu war a mel ba pare ñu ni lii mooy état de droit bi ni lay mel ñu ne ko nag léegi transformer économie mu transformer ko ci yoon day fekk mu man ko xam yoon wa sa koo transformer man sama wàllu enrichissement PSE loolu la entre autres parce que du loolu du moo ñu fi dajale mu mel ni waa éducation doon nañu wax ni am na xamu nuñ ko tuddee ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci dajaloo seen kuréel gi ci dajaloo di ci liggéey la communauté éducative kenn ëpp leen fi njariñ ci dëkk bi man dama leen a naw loolu la ñu état bi war a seet nan la ko war a mën a dëgërale li nga xam ne rek mooy ñuul ci soow mi mooy damay wax toujours ni dëkk bi ñaar a koy faral di yàq entre autres mooy wutkatu nguur ak wutkatu alal waxuñu nag kenn du wut nguur du ñu wax kenn du wut alal mais boo gisee ñu koy tudd c'est parce que dañu naan xorom bu ñu ko tuddee ci ñam dafa ëpp day atteindre taux pathologique da ngay wut nguur ba ëpp ba sacrifier yeneen intérêt da ngay wut alal ba sacrifier yeneen intérêt ba mu jéggi dayoo yooyu dafa yàq yu bari ci yoo xam ne war nañ ko mën a defar comme ni ko sama naataango bi waxee tout à l'heure ba nga boo defaree éducation morale et civique
livre bi teg maye ko ñi ci gisul seen bopp ca nañ ko ca bëgg a gisee du ñu ko nangu ñoo koy yàq te loolu dafa waroon indi lëkkaloo gu tax ñu ànd defar mu baax di yëkkateendoo di dóorandoo te loolu daf ñoo manqué te ressources humaines bu qualifié aussi du kuy yàq mais kuy defar la man moo tax ma di koy tudde ressources humaines qualifié damay wax rek ni man saa yu ma seqee nit mu war ma damay wax ni daf may fàttali en 1966 sunu leçon sunu kii éducation civique morale et civique bi ñu daan defal bu xam ne mooy doon première heure bu ñu yegsee rek 8 heures moom la maître bi bind dafa naan manquer à sa parole c'est rendre la vie en société impossible dafa may fàttali loo xam ne 1966 xool 66 ak tey te loolu lu ñu jàngaloon ñu xam ko kon ñun xamoon nañ ni waroo wax nit da ngay wax ni diw de moom bu waxee yow ba xam papier timbre la tey jii loolu lépp bokk na ci les détails ci njàngale mi ci njàng mi ci à tous les niveaux da nga ko fay fekk te loolu dañ ko war a delloosi te état war nañ ci taxaw xam naa bu yaatu woon ñu waxtaan ci état ndax état taxawaayam day tax ñu xam état mooy kan noonu sax la seen émission jotaayu jàng ak tàggat dina leen dugal ci école yi xool ndax éducation morale ak civique ñu ngi ko fay jàngale ba léegi wante tamit ban njàngalin lañ koy war a defee ba nga xam ne nii tey citoyen yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci Sénégal xale yi ñu war a màgg doon ay mag ëllëg yore réew mi bu ko defee ñu yor ko ci anam yu mucc ayib li nga xam ne mooy seen émission jotaayu jàng ak tàggat tamit dina leen dugal ci atelier yi dina leen dugal en tout cas tout ce qui est éducation lépp loo xam ne nii mooy éducation formation émission bi dina leen fa dugal boole kook ay reportage boole kook ay commentaire boole ko ak ay analyse boole ko ak ay débat yoo xam ne nii comme bu tey bi la ñu invité ci ay nit ñoo xam ne am nañ expérience ci wàll wi ñu jéem a waxtaan nag pencoo mbir mi ndax jot na ñu waxtaan ndax li xew ci mbedd bi li xew ci biir kër yi li xew ci école yi li xew ak feneen ci biir atelier yi te jëmul li nga xam ne ni mooy kër war nañ cee mën a teel a taxaw ndax nag suñu réew su développé réewu ñëpp la xanaa dañuy daal di tàggoo rek kenn ku nekk ma jox la kàddu gi nga tàggoo ndax defe naa ne waxtu wi jot na ajjuma lan ngay tàggoo yow xanaa rek di leen jaajëfal di wax ni que rek réew mi suñu réew la ñun ñoo ko mën a defar te yaakaar naa ni que suñu taxawaay ci réew mi mooy waajur yi d'abord ku nekk na nga taxaw fa nga war a taxawee pour que xale yi ngeen ñu mën leen a tette ngeen mën leen a jëmale ëllëg ñu mën a contribuer efficacement à l'essor de développement économique et social du pays yaakaar naa ne que loolu suñu itte la te ñu ñëpp ko war a doxee te réew mi nga xamante ni que civisme dafa tumuranke réew mi nga xamante ne que ab yar dafa tumuranke réew moomu de réew mi nga xamante ne ëllëgi si biir réew bu doy waar lay doon te yaakaar naa ni que lépp li nga xamante ni que gune gu ñu yarul ëllëg mooy doon mag bu ñu yarul du ñu yeb gune yi ci nag du ñuy yarandaku waaye nit dina am dem ba am juróom-ñaar fukki at yarandaku te kon nag yar dafa am solo ci réew pour réew jëm kanam il faut que vraiment ñu taxaw ci yar bi te yaakaar naa ne que école yi muy daara yi fépp fi nga xamante ni que doomu Sénégal a nga fa yaakaar naa ne que war nañu taxaw pour fexe pour que daal yar bi mën a nekk li nga xamante ni que lu am solo la te réew moom mooy tënk fi mu war a jëm ñu dénk réew mi ñoom ñooy def seen loi d'orientation seeni politique économique et sociale pour xam fu ñuy jëmale réew mi te comme nga wax ni ko waxee mënuñu jëmale réew mi ca kanam te les ressources humaines yi nga xamante ni que ñoom ñoo ko fa war a yóbbu du ñu xaw a sooxe yaakaar naa ne que kon nag wax dëgg yàlla ñu di leen sant di leen gërëm di dellu di ziar Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ak kuli murid ak jullit yépp di leen ñaanal yàlla def jàmm ci réew mi te ñii yàlla dénk réew mi aussi yàlla sutural leen ba fi nga xamante ni que bëgg nañ fa yóbbu réew mi ca kanam yàlla mottali ko ngir muy jariñu ñëpp wasalaam. jërëjëf kon monsieur Dioum kon yow tamit xanaa rek baatu tàggoo yi te du tàggali ko xanaa nga daal di ko yëkkati. jërëjëf waxu sama naataango bi matale na daanaka di ñaan yàlla ci beneen fànn rek émission bu mel ni ñu yaatal ko saxal ko ndax xam naa ni émission du ko gën lii rek déjà formation commencé na fii ci nga di ko yaatal di defaraat ressources humaines yi xam naa ni ci lu mel ni samp nga benn jiwu boo xam ni bu màggee ko gis nga jiwu boo defee benn jiwu mu jur ñeent jur juróom yàlla na ful barkeel
ba jariñu ñun ñëpp bi jaay sedd wu jot. jërëjëf kon mbokk yi jàkkaarloog télévision Touba TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewlu bi nga xam ne ni yéen a ko doon teewlu émission jàng ak jotaayu jàng ak jàng xam-xam jotaayu jàng ak tàggat muy éducation ak formation ñu war cee dugg nag ci biir école yi ci biir daara yi war cee dugg ci li nga xam ne ni mooy atelier yi ak tamit ci li nga xam ni mooy boole doomu aadama boo xam ne nii moom la réew mi soxla. ñu ngi sant ñi nga xam ne nii ñoom ñooy kilifa kër gi ñu jiital ci mbàkk yu fay wante tamit sëñ Samb mi nga xam ne nii moom mooy coordinateur bi ak ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci logistique bi yépp caméraman yi monteur yi ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yore éclairage bi ñu ngi sant ñëpp suñu limee dañuy juum wante nag ñu xam ne rek dañ leen di jox dox daje fukki fan ak juróom ci seen beneen émission boo xam ne nii mooy jotaayu jàng ak tàggat.